di nappkat yu nekkoon ci gaal goo xamante ni matriculation ba bu Mauritanie la ñu nga daal di teeri ca waax yu Praia ca fi nga xamante mooy Cap-Vert kilifa yi Sénégal donte ni ñu ko waxee lii di mandargay immatriculation bi fekk baax la ca Mauritanie ñu ngay sàkku ci ki toogal Sénégal ca Bissau ca Praia mu leerlu ci ngir xool ndax ñooñe di mbokki caaroy géej laam déet ñuy wër ñoom it ab diira ngile toll ci ay fukk ci fan. wàllu xibaar bokk na ci janoog taskatu xibaar yi bu directeur bu Senelec xëy tey ji Pape Mademba Bitèye doon indi leeral ci yokkute njëgu courant bi li ko dalee benn fan ci weeru décembre daanaka lam ci gën a xamle bokk na ci ni xaaju kiliyaani Senelec maanaam ñi nga xamante ni yoxo yi jotul ginnaaw gi rawatina bokk nu du ñu yëg yokkute googee leneen ci xibaar ginnaaw wala boog ngeen baal ma ba tey ci wàllu courant boobu ak yorinu alalu réew mi aar li nu bokk ñoom yëglu ca tey ji àndunu ci yokk gi ca dañoo gis ne lépp li ko waral mooy yorinu bon ci nguur gi fi ne ci wàllu xibaar dina ci bokkit assemblée générale bu liggéeykat yu kudd tey ji dogal nañu benn fan bundul liggéey di ñaawlu ñaar ci seeni naatangoo yu nu gaañ ci keroog fitna gu étudiant yëkkati ca foofu di campus universitaire bitim réew Adja Binte Diallo maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Alaaji Assane Gueye mu mel ni kon coup d'état dootul mës a amati ca Guinée Bissau ki ko wax mooy général Francis Béhanzin commissaire politique ci wàllu jàmm ak karange ci espace CEDEAO ca Gambie bu ñu moytuwul élection présidentielle ba du am ca àpp ba décembre la ñu ko jàppoon moo tax ñi nga xamante ni ñooy opposition bi ñi ngi tiit ne président Barrow du sàmmonteeg kàddoom société civile ba àdduna ca 13 soldats doomu France yi faatu ca Mali Élysée maanaam présidence bu France daal dina koy dëggal président Emmanuel Macron daal dina leen delloo njukkal tey ji ca Paris. jërëjëf Adja sport gi Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu Malal. maa ngi la fay la jasan li ci gën a fës. bët si soccer Sénégal dinañu laale ci ngoon gi seen diggante ak Émirats Arabes Unis foofa nag dóor toog la moo tax gaynde sénégalais war ci am ndam ngir jaale si ñaareel bi pàcc stade de Mbour ci lu toll ci téeméeri millions ak lu teg tuuti ci la ñu daal di kon teg seen loxo ak i sóor yu bees ngir kon sóobu ci saison ren gi dinañ ci dégg seen président jëm itam ci wàllub Ligue des champions Real de Madrid war a kon am ndam tey jii ci diggante mu Paris Saint-Germain su bëggee di wéy di bokk ci Champions League bi. jërëjëf Malal yéen i kaay yeeg Mouhamed Ndiaye gis-gis ak RFM yokkute gi ñeel njëgu courant bi la ñuy waxtaanee ci njeextalu xibaar yi lay doon ci technique bi Aliou Ba. gaal gu teer yi ca Praia ak juróom-benn ci nappkat mu defoon ko waaye immatriculation googu gaal bu Mauritanie la terewul kilifa yu Sénégal sàkku nañ ci ki toogal sunum réew fële ca Praia mu leerlu ci ndax xam am déet waaw gaal googe dafa defoon doomi caaroy géej yi nga xamante ni ñoom it kilifa yi seen i mbokk ñu ngi boobu ak léegi ci wër gi daanaka lu toll ci fukk ci ay fan fàttali ni kilifa yu Sénégal ministre de la pêche ak mbooleem directeur yi nga xamante ni ñoo ne ci ministère am ña nga woon ca njaboot ya ca foofu di caaroy géej ngir rek yëggale nag taxawaay xamal leen nguur gi ak matuwaay yi mu ci jël ñaar ci gaal ak benn hélicoptère ngir wër gi. leneen ci xibaar ñeel yokkute gi ñeel njëgum courant gi benn fan ci weeru décembre lay tàmbali ci Sénégal googeeg yokkute la directeur général Senelec xëyoon tey doon indi leeral askan wi bokk na ca xamal ñi nga xamante ni ñooy revenu faible ni yoxo yi jotul ginnaaw gi ne daanaka loolee nekk yokkute du am njeexite ci ñoom Pape Mademba Bitèye njiital Senelec ñu teewlu kook soxna Anna Rocha. Senelec commission de régulation moo koy wax at bu jot lan nga war a am ci revenu boobu nag mu koy jox bu ñu jëlee téeméer bu nekk juróom-ñaar fukki yi presque dépense combustible lay nekk te nu ngeen ko xamee Sénégal amagul combustible boo xam ne ci dëkk bi la jógee donc ñun dañ koy jënd bitim réew donc prix boobu noonu mënuñu ko maîtriser et comme prix boobu mënuñu ko maîtriser tant que tollooguñ fu nga xamante ne nii am nañ combustible boo xam ne fii lay jógee ci biir réew mi maanaam mu nekk gaz bii ñuy xaar du ñu mun a wax ne poste boobu dinañ ko maîtriser te bés bu ñu demee ba nga xamante ne nag yegg nañ foofu wala prix bi wàccaat na lii mun na changer parce que damay fàttali rek ne wax naa ko ci sama propos bi da ngeen ko déggul mais réajustement bii ñuy def bii mooy 4e réajustement bi ci année bi 1er janvier def nañ 1er avril def nañ 1er juillet def nañ 1er octobre lañ def moo indi réajustement bi mais 3 réajustements yu njëkk yëpp c'est l'État moo ne man damay compenser mais bu mujj bi nag mu ne naa ko séddoo consommateur bi donc loolu moo indi ce réajustement là.
mu nekkoon njiital Senelec ci leeral ñeel li nga xamante ni mooy ak laalaat jëm ci njëgu courant bi li ko dalee 1er décembre lay doon plateforme bi di aar li nu bokk ñoom àndunu ci yokkute googe ci dañu gis ne du leen lu may lu tukkee ci yorin wu bon ci li nga xamante ni mooy ngëneeli Sénégal ci yeneen wàll it mbiri Petro-Tim ñu ngay dànkaafu juge di àttekat bi ci lépp loo xamante ni day nurub jéng ak yu ni mel bu nu sañoon ne yëf yi gaaw mu tëddee ci njaaxaanaay ci janook taskatu xibaar yi lañ ko xam le aar li nu bokk Amadou Sabar Ba mu nga fa woon. aar li ñu bokk di ñaawlu njëgu courant bi nga xam ne dañ koo yokk plateforme bi di xam ne loolee du ci dal tey woo askan wi ci wile xeex Daouda Gueye moom moo yor kàddu bés bi. ñun aar li ñu bokk ñuy woo saa Sénégal yëpp citoyen yëpp ñu lànk ba wut ku leen di lànkale lu jëm ci li nga xamante ni mooy yokk gi ñu yokk njëgu mbëj gi maanaam électricité bi ñu lànk ko te wane ko ci anam bu nekk wax ne kat yokk gi ñu yokk xanaa njëgu mbëj gi duñ ci ànd te duñu ko nangu loolu moom moo tax aar li ñu bokk maanaam kuréel gi ne kat moom dina fësal sañ-sañam jëm ci lan mooy lootaabee maanaam organiser li nga xamante ni moom mooy xeex bi nga xamante ni askanu Sénégal dañ koy xeex jëm ci bañ li nga xamante ni moom mooy lambatu bi nga xamante ni moom la càmm gi nekkee maanaam état bi ak caytu gi ak gouvernement bi ak tële gi nga xamante ni moom la caytu gi wane ba mu indi jafe-jafe yi askan wi di ko dund loolu noonu dinañ jóge taxaw ni ñun kat duñ ko nangoo fay. dossier bii di Petro-Tim aar li ñu bokk ba tey bàyyiwul boobi lee xeex ay membre am di àddu tey bàyyiloo xel ki nga xam ne mooy doyen des juges gannaaw moom Samba Sall moomu sax ba mu paree li nga xam ne mooy audition yi mu doon amal. ñun ñu ngi xëpp suñu ay gët di xool ñun ñoo ngi xaar ba pare nag moom di ko ñaax ngir mu baral ñi xamal tamit ki nga xamante ni moom mooy magu àttekat yi ak yoonu Sénégal yëpp aar lu ñu bokk duñu mës a nangu lu tukkee ci enquête bi loo xamante ni dafay wane ne kat lii tëddeewul njaaxaanaay. ci assemblée générale plateforme bi yeesalaat na équipe de coordination bi fi mu toll nii Guy Marius Sagna ak Ndeye Fatou Diop Blondin ñoom ñooy assurer li nga xam ne mooy coordination bi ci diirug juróom benn weer te lenn soppeekuwul ci objectif yi nga xam ne aar li ñu bokk am na ko. jërëjëf Amadou Sabax Ba ba tey ci xibaaru bëccëg ak RFM ñaar fukk yi nu woolu woon ne ay doomu aadama fële ci dëkk yi wërngaloog tuglu gendarmerie tegoon leen loxo yeewi nañ leen ci xibaar yi mujj ñu fàttali ne lañ leen doon toppee sikkee leen ko rek mooy 400 ak juróom fukki tonni produit yu bon ci jëfandiku ci wàllu consommation yu ministère du commerce lakki woon foofee ñu demoon doon jéem a récupérer rek yeneen loolu nepp taxawaay lañ leen toppee woon waraloon téegib diir bananu leen terewul directeur bi ñu dénk commerce intérieur Ousmane Mbaye ñaaw lu lenn ci askan weeg noonu ñuy doxale du lu gën du lu baax ci ñoom seen wér-gu-yaram rawatina donte kilifa daan ci jëli matuwaay Ousmane Mbaye ak Hadj Ndiogou Diène lu fes la foofu ci wet googu boobu tax na ba at yëpp ñu suñuy def destruction damay bañ sax ñuy def ay destruction yu ndaw yoo xam ne nii que mën na indi yu mel noonu dama naan produit bu ñu mën di ko saisir nañ ko dajale ba suñu demee ba en fin d'année ñu mobiliser tous les moyens qu'il faut jël disposition bépp bu ñu war a jël de sorte que suñu def destruction bi déjà ay caterpillar ñooy ñëw dañuy gas ay kamb yoo xam ne nii que seen profondeur seen xóotaay dina egg ay 6 mètres dem bi ñu fa demee ñu ngi fa fekk 6 kamb yoo xam ne gas nañ ko produit yi bu ñu ñëwee duñu ñëw rek taal ko dem dañ koy ñëw sotti ko jël ay ndëraan di si jaar ba nga xam ne produit bi yàqu na ba kenn mënatu ko jaxase ko ak suuf si ba nga xam ne kenn nekkatul lu ñu mën a utiliser ñu soog ko taal buñ ko taalee ba mu des ay débris yooyu la ñuy jël dugal ko ci biir kamb yi daal di koy suul loolu fu ñu def ba jóge fa amul kenn ku fa mën a gas ba jële fa benn produit boo xam ne lu ñu mën a lekk la wala lu ñu mën a jaay lenn li nag dafa mel ni kenn xamul lan lay nurul ba jamono yële am na ay benn jigéen boo xam ne sax dafa perdre kiyam ci destruction boo xam destruction privée la loolu lu ñu ñaaw la donc ñuy profité ci occasion pour ñu wax population yi ni leen nañ dalal seen xel xam ni que foofu luñ fa mën a jëfandikoo nekku fa nañ ko yàqee amatul lan luñ fa mën a génnee te jarul ñu fay risquer seen ay vie ba gaa ñu mën fa am ëllëg ñuy lor ñoo xam ne nii que suñu njaboot la bokk. ñu wutali université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru waa COUD di service yi nga xamante ne ñoo yittewoo dëkki nag nekki nag lekkinu étudiants yi foofee ñoom liggéeykat ya fa ñoo jël dogal daal di taxawalandi ab diir liggéey bi bëccëgu lëm muy ñaaw lu ñu ne saa yu fa fitnaamee étudiants yi rawti nag seen taxawaay ñu daal dal seen kaw ci wàllu woowu sax ci mujj dañoo gaañ ñaar ci ñoom loolee la ñuy ñaaw lu waral dogal bi tey ginnaaw assemblée générale Fatimata lii mu nga fa woon. ci mbiccoog mbaloo la assemblée générale liggéeykat yu COUD tàmbalee li ko waral di ab agent bu bëggoon jël kàddu ñu aaye ko ay simili ginnaaw si dal daa di am ba tax Valérie Sambou Gaye di secrétaire général bu syndicat autonome liggéeykat yu COUD mën a yëkkati ay kàddu moom mi lee di àddu si li leen naqari ba waral ñu amal ndaje mi. travailleur COUD yi dañoo mer ndax mi ngi mel ne nga nekk sa kër rek say doom di la tooñ ngay encaissé bis dafa war a ñëw
ñëw nga toog ak ñoom nag wax ak ñoom comme mënoo leen gis nag nga woote assemblée générale travailleurs yëpp ñëw nga wax li la naqari donc li ñu naqari mooy étudiants yi bu ñu grévé dañuy dugg ci suñu bureau yi di ñu brutaliser te ñun duñu seen ay noonu. benn fanu grève mooy li assemblée générale bi daal di jël nib dogal. li ñu décidé def mooy 24 heures waaw ñu toog banque suñuy loxo ndax bu ñu deful loolu rek day nuru leneen ndax travailleurs yi ñun syndicats yi lañ fi teg pour ñu leen di waxal seen ay soxla seeni soxla mooy ñu sécuriser leen sécurité lañ bëgg. loolee sax liggéeykat yi fas yéene nañ ko respecté. tey jii benn agent COUD bu mu liggéey dañuy décret grève 24 heures. donte coow li bari woon na ba rotal ay kàddu jafe ñi di liggéeykat yi di xam leen ni seeni yéene mooy ñoom ak étudiants yi ñu ànd jàmmoo ñu jàppee leen ni seeni ay waajur. ñoom waa COUD yooyu nag am na ci pàcc goo xamante ni ñoom it dañoo yëglu ki rawatina ku ñu naan Demba Dang mi fa daal di bëggoon a saboté ndaje mi ndax moom daf ni syndicat ba fa bu COUD yittewul seenawu nekkin ñoom ñi nga xamante ni dañu fay liggéey waaye doon ñu yëngu ci ne ay temporaire stagiaire ak wàllu kaaraange di sécurité bi nga xamante ni bu fa fitna amee ñooy jaay seen bakkan ak yeneen ñu déglu ko Demba Dang ak Fatmata Ly. mënuma comprendre ay syndicats yi nga xam ñu ngi naan ay syndicalistes lañ am problème majeur yi fi am ñu taxaw si kaw bi waxuñu ko dina gis seen problème mu compte ñoom seen problème mu intérêt seen propre intérêt muy lan parce que mënuma comprendre ay temporaire stagiaire vacataire su toog am ay nombre de salaire arrière yi nga xam ne mënuñu leen ko fay seen doom yi mënuñu jàngi seen jabar yi am problème seen fii seen mariage yi di tas tey ñu ñëw taxaw si def ag waruñu wax si loolu ñu wax si ay affaires yi nga xam ne seen propre intérêt la loolu mooy lan est-ce que loolu leen fale loolu mënul jàll ñun duñu nangu kenn day tudd neex taxaw bi di arnaque administration wala ngay arnaque la direction du COUD loolu ñun duñ ko nangu parce que da leen defal da leen fal démocratiquement fal leen pour ñu jàppale les travailleurs mais fal ñu leen pour seen propre intérêt sécurité bi am na atelier am na garage am na parce que étudiants ñoo leen songu démb ak bërki démb mën naa kaddu te ñooñu nga xam ne tey dañ leen war a jox cër ci biir kër gi parce que dañoo yooyoo cëroo parce que mënuñu di liggéey di rey seen bopp di ñu leen di gaañ su ko grève amee ñëpp ay dem ñibbi ouvrier mënul ñibbi parce que day réparé sécurité mënuñu dem bàyyi kër gi mais étudiants ñoom la ñuy song ak waa service médical di leen dóor ay xeet di leen gaañ na leen da ngeen di génn kër gi ñoom ñu bañ a génn ba démb ñu am si ay béykat doy waar tey suñu taxaw bay taxaw ensemble national dana war a taxaw wax si loolu wax leen ñu jëleen prise en charge médicale fay leen seen i salaire parce que nit ko su mënoo koo fay mu bëgg a liggéey du ànd ak xel mu dal ñu bëgg a ñëw bu arnaque directeur bi CSA bi seen arnaque yi ñuy def arnaque day jeex fii kudd dootuñu nangu benn syndicat fi taxaw di arnaque ay directeur ak ay CSA ak ñu ma xam. Demba Dang ci turu temporaire rek stagiaire rek ñi yëngu ci agent sécurité ci COUD ak seenaw nekkin daal dina ko fësal lim ko jàmbat yooyu bokk na ci ñett jàpp ñeenti weeri payoor yu ñu warloo ak ñoom. laaj bi di lu xew ca collège d'enseignement moyen Massiré Ba bu Kédougou li waral laaj boobee ay gune yu daanoo ko say ab diirëb way jur yi jaaxle ci lool ci assemblée générale démb nag dogal nañu benn ay ñaan waaye ay sarax Ibrahima Diabaxate. parents d'élèves yi collège d'enseignement moyen bu Massiré Ba bu nekk fii ci commune bu Kédougou ànd nañu ak jaaxle loolu ndax bés bu nekk ay xale yu jigéen dañuy faral di daanu ay crise ci établissement boobu Mayata Diop bokk na ci association des parents d'élèves. dañuy jaaxle bu baax a baax a baax a baax parce que à chaque fois bu fekkente ne cours yi débuté na surtout les jeudis et vendredis xale yi dañuy daanu ci école bi daanu ba dañuy mujj annuler cours yi yëpp ñu leen di yóbbu ay pompier sapeur pompier mooy ñëw jël leen yóbbu leen hôpital vraiment metti na daal metti na ci ñoom. bi ñu dajee démb ci assemblée générale jéem nañu joxe seen xalaat ci mbir mi Mayata Diop. ni ñu dem aussi nee nañ dafa am lu nekk ci école bi am na ñoo xam ne aussi dañ ni vraiment dafa am loo xam ne si daal dafa nekk ci école bi daal lu fi dëkk loolu nag ñun comme c'est quelque chose de mystique mënuñu ko xam te nee nañ ñu daal nañu def te solinu xale yi aussi wax na dëgg parce que à chaque année ñun fii boobu c'était moins liñ daan parce que dafa amoon ay tenues yu ñu fi waxoon tenues yi ñu ko daan def mais ces dernières années là amatul mais dañ daan am ay tenues Massiré Ba chaque fois dañ daan am ay tenues ñëpp niroo bu ñëwee kenn du xàmmee kenn waaye léegi ku ci nekk ak col gu gàtt gi ak yooyu yëpp aussi mi ngi koy provoquer vraiment. pour ñu gën a mën a xeex mbir mi fas yéene nañu wàccee ay kaamil yu bëri ci collège d'enseignement boobule waaye tamit génne ay sarax yu bëri Ibrahima Diabaxate Kédougou RFM. jërëjëf Ibrahima ñu des ak njàng meek élèves yi ca Babac ma nga ca Noto Diobass ci diwaanu Thiès foofee ñoom guney dox bu yàgg leen di sonal ngir mën a dem jàngi fu mel ni ca lycée Sangué wala Noto Diobass ñoom waa Babac ñeent ba juróomi kilomètre bu nu sañoon daal saafara am ci loolee new nekkin Cheikh Anta Diop. Babac di dëkk boo xam ne mi ngi ci Noto Diobass xaw a ruqe lool waaye nag fii de ndongo yi am nañu jafe-jafe seen bi nga xamante ne moom lañ leen tabaxal de salle de classe yi bari nañu lool ba tax ne askan wi fii de nee nañ dañuy sàkku ñu defar leen ko ab lycée ndaxte dëkk yi nga xamante ne moom moo leen wër di Mbomboy Njungaan ci seen bi la ñuy jàngee waaye bu ñu amee BFEM bés bu nekk dañuy dox 3 ba 4 kilomètres ngir dem Noto mën a jàngi tey dañoo bëgg seen bi de ñu def ko ab lycée Mamadou Dieye di professeur lettres ci seen Babac.
loolu moom soo seetee ñëpp ko waxandoo sax c'est un cri de cœur sooy seet parce que sooy seet 8 salles la ñu Allemagne tabaxal am na ay ressortissants village bi ñoo xam ne tabaxoon nañu des classes yi dafa bëri par rapport au nombre de cours village yi nga xam ne Babac daf ko polariser dañ xaw a sori ñoom dañuy jógee foofu di ñëw di jàngis pour le collège suñu amee seen BFM ñu orienté leen Sange lañ leen mën a orienté wala noot te ñaar yooyu yëpp dañoo sori bii mu ngi dem ba 7 kilomètres te xam nga distance yooyu tamit élève di ko dox su amul volonté tuuti soo motul mën na bàyyi. ki nga xamante ne nag moom moo jiite parents d'élèves yi di Mamadou Moustapha Ndik Faye wax ne loolu de lu jaadu la ndaxte ndongo yi fii de sonn nañu. te xale boo xam ne daa war a teel a xëy dem dugg école à 8 heures nar a xëyee fii jël tànkam dem nootoo retard dina am école bi am na capacité am na melokaanam kon war na mën a am lycée tant que amul lycée amuñu lu ñu bëgg. ñi dëkk ci gox bi di Notto Diobass nee nañ daañu def seen kéemtalaay kàttan ba seen bii de ñu mën koo soppi def ko lycée ndaxte. tolluwaay la ci Malika wàllug ñàkkum karange ci askan wi waral seen yëglu ay bés bi nu génn maire ba addu ca Momar Gadiaga moom gis na ni responsabilité ak ceddoo la ci wàll yëpp ñu déglu ko moo nekkoon tey ganu RFM matin. kaaraange moom matul fenn 100% sécurité amul fenn mais war nañoo taxaw seetlu lan moo tax yi di am ak ñan ñoo koy def du ma jóg ci mettitlu ñi faatu. kaaraange dafa am ñoo xam ne ñoo ko war a def principalement ñun ñu jàpp ci niñ ci jàppe moo di leeral yoon yi waxtaan ak délégué de quartier yi waxtaan ak bàjjenu gox yi ni leen léeg-léeg su ngeen gisee lu leen jaaxal mais wane leen ko mais bu ñu continuer lu nu gis rek nëpp ko day jékki-jékki musiba am ñu siiwal ko fekk bu ñu demoon ca racine ba ca dàtt ba faj ko lii du am. bokk na ci liy indi ñàkkum karange wàllum ñàkk lamp mbedd. est-ce que foofu lamp mbedd yi doy na ba nga xam te ne askan wa daañu seen xel dina dal. voilà xam nga lamp en général. dafay contribuer ci sécurité mais lampe du sécurité mais li ma wóor ba wóor moo di yàlla dogal na 50 000 lampadaires solaires yi nga xam ne état bi joxe na ko Sénégal 300 implanté nañ ko Malika ba li may jot ci ay félicitations. d'ailleurs maa ngi ànd ak ki nga xam ne sax mooy président commission urbanisme habitat moo jëloon yëf yi en main ba fi mu nekk dañu defee ni sax mooy maire bi tellement dañ koy félicité ji am Malika dafa leer naññi te surtout dañ ko def nag nit ñee ma koy wax au bord de la décharge fi nga xam ni musiba yi léeg-léeg fa lay jógee. mbëbësee donc du problème mu lampadaire. d'ailleurs seen mémorandum bi ñu ma jox dañ ci wax ni vraiment il y a un effort mais à poursuivre mais partout à Sénégal il y a des efforts à poursuivre. Momar Gadiaga maire bu Malika. leneen ci xibaar ñeel mbiri Petro-Tim ak déglu gi ci kanamu doyen des juges Somb Sall mu ngi koy wéyal ca tey jii sax ñi tëj rang bi mooy waa Timis Corporation ak seen njiit Frank Timis ka leen fi toogal moo wuy ji ci suba ak léegi fekkoon na booba démb kii di Aliou Sall maire bu Guédiawaye wuy ji ñu fàttali la ko waral bokk na ci tuuma tegu ci moom borom kër gi di Agri-Trans yu ñu ne ay jamonoog joxinu contrat pétrole ci Sénégal ñii di waa Timis Corporation dañu ko versel moom Agri-Trans téeméer ak ñaar fukk juróomi million loolee ne ay tuuma mooy kon li nga xamante ni yoon mu ngi koy leerlu jamono yi ba waral enquête bi ak wéyal gi ci wàllu woowu nag xalaat jibe na ci ancien ministre Serigne Mbacké Ndiaye lu jëm ci ñoŋal alalu askan wi ak moytu yu ni mel ay contrat ak yeneen ci jamono yu président ne ci pégal mu gis ne moom daanaka dañoo war a gën a daal di jiitu yëf yi maanaam su conseil constitutionnel dogalee ñi seen candidature daal di valable kii rek ñu daal di def président mu bañ di signé te yenn contrat yu mag yi tey kon réglé ni ñu ko waxee les affaires courante dina moytul askan wi ak dabu ñeel alalam Serigne Mbacké Ndiaye ñu teewlu ko Salimata Aw. bi ñuy dem ci élection 2000 président Abdou Diouf dafa waxoon gouvernement am ne bu kenn jëlati benn engagement boo nga xam ne ci biirum xaalis la di jëm ci affaire réew mi nañu bàyyi ba élection yi jàll bu ñu Sénégal falaatee ñu continuer gérer réew mi bu Sénégal falaatee keneen kooka mu falaat bu ñëwee fekk lu mën a gérer réew mi ñu gis ni jamono yi aussi coow ngi limbe Sénégal ci affaire Frank Timis te ñun ñëpp ñu xam ni contrat bi lié Frank Timis ak état du Sénégal ñu ngi ko signé ay semaines yu gàtt di suñu diggante ay élection présidentielle 2012 te élection boo ci dem sa xel manqué leneen mën nañ de def loolu nga xam sax bu dul woon période élection doo ko def donc ma ni nit ki fi mu jaar-jaaram mooy tax mu mën a avancer ëllëg njuumteem wala la mu def te mu jik ko mooy tax mu mën a avancer ëllëg loolu moo tax ma ni nañu def ci suñuy texte ak suñuy loi ñu ni bis bu conseil constitutionnel proclamé ni ñii ñooy candidats yi à l' élection présidentielle président bi nga xam ne dafa nekk candidat bëgg a gañewaat élection yi dootul am pouvoir jël yenn décision yi
lu mel ni génne xaalis par exemple ci caisse état bi lu mel ni affecté ay hauts fonctionnaires mu nekk ay civil wala mu nekk ay militaire lu mel ni jël ay contrat yoo nga xam ne day engagé état du Sénégal te contrat yooyu di am loo nga xam mbirum xaalis lay doon je pense que loolu bu ñu ko defee lii nga xam ne coow lii nga xam moom lañ am xëy na duñ ko am loolu moo tax ma jàpp ni mbir bu mel ni dañ ci war a xalaat du tuumalante du waxante lu bon du leneen mais fa nga xam ne fa la ñu jaar ca la ñu war a sukkandiku pour que ëllëg njumte yu mel na ñu bañati ko def. monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye naataango monsieur le ministre Madické Niang moom ak avenir politique am ginnaaw bi nga xamante ni gisewaat ak juboo am na diggam ak maître Abdoulaye Wade am nañu jàpp ne ma ngay soog a door ci wàllu politique am ñu gis ci jegeñaaleem ne bu dee daa am ñu xalaat moom am dellu PDS loole du xalaat du wax gëstu Georges Déthié Diop. mbir mi mën naa jaaxal ñu bëri ndax Madické Niang fës na bu baax ci langu politique gi at yu mujj yi waaye taskatu xibaar bii di Ibrahima Bakhoum jàpp na ne tey la Madické Niang di doog a door dëggantaan politique. déggoo bi nga xam ne moom lañ dégg wala gisewaat bi ñu seet moom Abdoulaye Wade dama xamul ne ñoom ñaar ku ci dem ci moroomam moom moo jóg dem jaar ci sëñ bi Abdoulaye Wade moo jóg dem jaar ci sëriñ bi wala sëñ bi ci moo xam ne ji réew mi bu ñaare bu Abdoulaye Wade Macky Sall bu nay gisewaat kon gisewaat Madické Niang ak Ahmed Abdoulaye Wade war fa jafe xëy na bu fekkee ne loolu yëpp lu ci mu dina daal Madické moom fi ñu toll nii jàpp naa ne mu ngi soog a nag dugg léegi véritablement ci politique ndax it xam na ne Abdoulaye Wade même bu fekkee ne mënatul nekk candidat ci leen it am na lu ko mën a indi lool parce que nag Wade ba tey mu ngi ak ay nitam charisme Madické mën na am loolu avantage ci biir fonkel boobu ñi fonk Abdoulaye Wade la ca des mooy nañu xam ne nag politique moom am na ñoo xam ne daje woon nañ boole ci Madické ñoom Idrissa ak ñooñu kuréel googu nañu woon defan bu fekkee ne ji dañ cee génne woon PDS ne bokk ci kon xam nga Madické dootuñu mën a tabeekew laaj bi nag moo di ndax delluwaat ca biir PDS mën nañ ko njort tontug Ibra Diouf ñoxobaay xaw naa leer ci wàll wa moom moomee nga xamante ne jege na maître Madické Niang nee na loolee ngi seen gannaaw. dama yaakaar ne fi nu toll nii nun li nuy def actuellement mooy taxawal sunu parti noo ngi ci donc di waxi delluwaat PDS man dama yaakaar ne loolu moom nekkul sunu kan sunu ginnaaw la féete par conséquent donc li may wax mooy li am solo nun daal noo ngi ca leneen noo ngi taxawal sunu parti fas yéene ci ànd ak militants yi ak responsable sympathisants yi ak képp koo xamante ne ki bëgg nga ñoo jàppale Madické ci li nga xam ne moom la taxawal ci kanam ndax loolu mooy li nga xamante ne li moo taxaw actuellement. Madické Niang ñuy xaar tontoom ci mbir yooyu yëpp fan yi ñu dëgmal dana ci yëkki kaddu bu noppee ci gise bi nga xamante ne namm na ko ak xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké mi nga xamante ne moo dox tànk jàmm diggante Madické Niang ak Abdoulaye Wade. jërëjëf Georges ci wàllu xibaar bokk na ci robop soxna Colette Senghor nekkoon soxna sa njiit bu njëkk bu Sénégal Léopold Senghor génn àddina ca Verson ci France ci juróom-ñeent fukki atam ak ñeent rob bi ñu jàppoon ko ëllëg ci àllarba ji ci xibaar yu mujj dootul ëllëg waaye alxamis lay doon ndax wàllu calendrier ñeel kilifa jàng bu Sénégal Monseigneur Benjamin Ndiaye mi war a jiite li nga xamante ni mooy ñaan geeg rob bi kon alxamis lépp robam moom Colette Senghor. RFM bitim réew. ñu tàmbalee ko Adja Binta ak Guinée Bissau ak kàddu yi kilifa jëm ci ne coup d'état dootu fa amati. ki ko wax mooy général Francis Béhanzin moom nag mooy commissaire politique bu yor wàllu jàmm ak kaaraange ci CEDEAO nee na nag lu tax mu wax li ni mel dafa fekk ni armée bu Guinée Bissau moo ko dig dañu koy déglu ci micro suñu envoyé spécial ci Guinée Bissau Lamine Ba moo tekki kàddu yi. Je puis vous dire que la posture républicaine des forces. mën naa leen dëggal ni force de défense et de sécurité yu Guinée-Bissau am nañu taxawaay bu am solo ci doxalin réew mi jamono ji nag ñor nañ bu baax a baax te xam nañ li gën ci seen réew ay fan a ngi nii ci ginnaaw am na ab délégation bi nga xam ne nag yóbbu naa ko ca palais ba doon waxtaan ak nga xam ne nag moo di njiit réew mi ñu ànd ceeg chef d'état-major général des armées chef police bi ak corps habillé yi nekk fii ci Guinée-Bissau ñoom ñëpp nag féddal nañ ne li nga xam ne nag moo di coup d'état dootuñ ko déggati fii seen réew loolu nag moo ngi koy wax ci kanam officier ak généraux yu bëri nga xam ne ñoo toog ci biir salle bi di dégg kàddu yi nga xam ne moom laa nekk di yëkkati mu leer nag ne am na ab force d'intervention bi nga xam ne nag CEDEAO léegi am na ko ngir fépp fi nga xam ne gis nañ ne ñoo ngi fay bëgg jalgati yoon ñu mën faa intervenir ngir delloo fa dal gi. Nous interviendrons comme nous sommes intervenus par ailleurs pour rétablir la démocratie. Ala Yassane xanaa wax rek ne suba la commission nationale électorale ba nekk Guinée-Bissau di fësal résultat provisoire élection présidentielle bi nga xam ni amoon na fa ñaar fukki fan ak ñeent ci weer wi ñu ne. Gambie moom ku moywul ñu toxal élection présidentielle. élection ba ma nga waroon a am nag weer wi di ñëw di weeru décembre ndax président Adama Barrow moo ko diggee woon waaye opposition ba dafa jàpp ni dina delluwaat ginnaaw ca kàddu yooyu de moo tax société civile ba
ca Banjul wala ca Gambie mi ngi yëglu itam fekk nag président Barrow moom fan yële ba léegi mi ngi ci biir réew ma ca Gambie di amal tukki nemmeeku dañuy dem fekki fa Wuri Jàllo. fukki fan ak juróom-ñett weeru novembre bi ñu nekk ba tey Adama Barrow mu ngi amal ab tournée nemmeeku ñi nga xamante ni ñoom ñooy doomi Gambie ndax mbir mi du rek ak campagne bi nga xamante ni dañ ko solal beneen mbubu du campagne. Doudou Cissé secrétaire général Barrow Fans Club fii ci municipalité bu Kanifing. kenn du nekk président ci réew te politique taajul dafa nekkut ne da ngaa bind application de nii rek dama bëgg a nekk président nga nekk président mu ngi si kaw dëgg Jawara nekkoon na fi def na ko ci biir Banjul fi ak yeneen gox yi xanaa ci kaw gi bokkut Yaya Jammeh ñëw fam ko commencé mooy fam dëkk kenn aayalu ko. campagne déguisée wala déet ñi fare ci kujje gi ñoom tamit ñoo ngi rek organisé wu samedi bi passé parti bi nga xamante ne moo jiite woon Gambie wone dooleem APRC amal meeting bu rëy quartier bi nga xamante ne soriwantewul lool ak capitale bi di Banjul quartier boobu mooy Abuko responsable yu parti bi ak itam militants yi ñëpp lenn la ñuy laaj the homecoming of Babili Mansa tekki leen ko rek Yaya Jammeh Babili Mansa na ñëwaat rek fii ci Gambie. loolu seen right la xam nga loolu def laa woon ne démocratie pour ñun amuñ ci tiitaange parce que ñaar fukki at ak dara ñu ngi xëccoo Yaya Jammeh fii bu mu gënoon a métti man exemple la jàpp nañ ma ci bés bu war maa teg ñetti at ma tëdd ak juróom-ñetti weer ak lu topp ci kaso mooy April 16 bi yaa ngi understand. société civile bi waaw ñoom itam dugal nañ seen loxo ci mbir mi misaal bi nag ki koy joxe mooy 3 years jot na. waa 3 years nag ñoom ñoo leen di toog. ah non du ma discours ak ñooñu politique. 3 years jot na moomee sax dig na ni dina amal dox ñaxtu bu rëy ci fan yi di ñëw. RFM fii ci Banjul. pexe la woon rek pour génne fi Yaya Jammeh moo waraloon ñetti at yi. Wuri Diallo. jërëjëf Wuri ñu dem ba Maroc ak kilifa yi ak nañu taxawee Binta ngir xeex ak ñàkkum ndox foofu. Maroc ci xarala yu bees yi la ko fas yéene jaarale plateforme bi mi ngi tudd Atmar saa yu ñu xëyee nag ñu ni dinañ jox information yu baykat yi soxla leeral yeeg Xaadim Mbay ca Casablanca. Maroc bëgg a sukkandiku ci internet bi rawatina digital bi ngir jàppale ay baykatam. Nous sommes fortement conscients du potentiel. am na njëriñu digital bi xam nañ tey information yi nga xam ni moom la baykat bi soxla tey loolu dafa méngoo ak fi ñu bëgg a jëmale suñu mbay. auquel notre pays aspire. Fatiha Cheradi moom nag responsable production la ci groupe OCP di groupe marocain moom nag bokk na ci kër yu mag yi nga xam ne ñooy togg engrais ci àdduna bi mbégte mu rëy la soxna si àndal di ñu présenter li nga xam ne mooy application bi ñu dubbee Atmar. moom nag application la boo xam ni day xelal baykat bi mbégte mu rëy la ñu àndal di présenter li nga xam ni mooy application bi ki ñu jàppale nag mooy ministère bi yor wàllu mbay mi ak suñu partenaires yi waaye tey te école yu mel ni IAV ak ñoo xam ni opérateurs nationaux yi la jàpp nañ ci bu baax. grâce aux différents opérateurs télécoms nationaux. météo qualité sol fan la baykat bi jaayee nan la koy jaayee ak yéen njëg la koy jaayee loolu lépp nag ci ay xibaar. application bi da koy jox baykat bi ci saison bi yépp waaye tey ci saa su ne mbir mi nag bu nu bëggee ñépp jot ci nii rek lañ koy amale. un centre d'appel qui est dédié. am na centre d'appel bu ñu fi teg boo xam ni baykat yi mën nañu woote waaye tey dina def ay tournée ci région yi wan baykat yi nan la leen jëfandikoo li nga xam ni mooy application bi bu ko defee rek ñépp mën cee jot mën ko jëfandikoo. à pouvoir bénéficier des services qui sont déjà disponibles. lu toll ci million ak genn wàll ci ay baykat. noo war a mën a télécharger li nga xam ni mooy bile application boobu la sax boo demee ci Google Play di nga ko fa fekk Xaadim Mbay Casablanca rajo Futurs Médias. jërëjëf sëñ Xaadim Adja ñu dem ba France waaye Mali sax ndax Élysée ci boppam kilifay France ñoo dëggal ni seeni soldat faatu nañ ci Mali. ñu toll ci fukki soldat ak ñett démb la ñu faatu ca Mali tey jii nag Élysée di présidence bu France bu ñu xëyee daal dina ñuy dëggal information bi moo tax président Emmanuel Macron si boppam daal dina rafetlu courage yu soldat yooyu nga xam ne ñu ni dañoo faatu ngir réewu France rek a tax. di Sénégal Émirats Arabes Unis ci wàllu beach soccer Malal ngoon lay doon Sénégal googee foog mu am ndam su bëggee jàll ci ñaareelu pàcc coupe du monde buy amee foofa ca Paraguay xabaar yi ñu daataan ci bëccëgub tey gi ci gaynde Sénégal yi ca moomee réew ak Soda Thiam.
lu jëm ci ñetteelu bëccëgu Sénégal gi nag Émirats arabes unis nañ ñi daal di jàkkaarlool mu di ab adversaire goo xamante ni teg na ay gëtam ci qualification jëm ci quart de finale yi Sénégal it naka noonu Ngala Silla di ci àddu. boo xoolee ni mu ñëwee si tournoi bi dafa ñàkk premier match am kon ñun après ñëw gagné donc danaan moom sansam mu ngi si loxaam donc dina xeex bu métti pour gagné ñu mais ñun aussi du ko bàyyil dinañ def sunu ként laay kantaan fexe ba def am ndam seen kaw. Sénégal nag moo war a xeex match bi. bu ñu sukkandikoo ci manager général bi fexe ba Émirats arabes unis bañ leen a jiitu loolu moom mooy bataaxal bi Ibrahima Ndiaye Chita di yabee gaynde yi. sur le plan psychologique dañ ko am ci yeneen équipe yi ba nga xam ne bii aussi bon boo leen mayee ñu ñeme la boo leen mayee aussi lu ñu la ragale aussi ñu ragale comme ni ñu taxawee rek contre Russie taxawee ko contre Biélorussie noonu la ñu war a mën a taxawee parce que tamit football yi du benn ñun li ñuy ragal trop ci Russie ak ci Biélorussie mën nañu wax ne gisuñu ko ci di matchu Émirats arabes yi ñu gis mais nag comme football la aussi lii am tey mënoo ko natt ëllëg comme niñ ko naan defee ko noonu incha allah ndam li ñëw. Émirats arabes unis nag bi moo nekk juróom-bendeel bi yoon ñuy bokk ci coupe du monde waaye nag seen résultat ba gën a baax moo di bi ñu amoon ca édition gi weesu ci 9e place ba dañu yemoon waaye nag bu ñu sukkandikoo ci kay tàggat gaynde yi li ñu gis ci terrain bi wuute na. dañ lay mëne ba pare rey match ba mu dee di la merloo boo meree nag après ñu yoxosu la marqué wala beneen bii après ñu lay jouer par contre ñu loolu bàyyi nañ si xel nee naa xale yi clé match bi mooy fexe leen ba jiitu leen mais boo leen xullee ñoom ban jiitu leen parce que ñun boo ñu mënee dañuy yàkkamti donc ñun mëne rek moo ñu jig yàlla ñu ñuy ñaan yàlla rek mooy ñu mëne leen ñetti bi Dakar nga xam ne ñoom ñooy topp seen ginnaaw di daw. Émirats arabes unis Sénégal bu 19h15 jotee lay doon ni ki talaata ji mu ne woon Soda Thiam fii ci Asunción Paraguay ngir radio Futur Média. tarkala laaj ñu dem soxna Soda ñu koy gërëm. Stade de Mbour ci wàllu football ci wàllu budget. la mu bëgg saison bi bu bees bi mooy daal yegg ci budget téeméeri million ak ay gone yu ñu jëlee ci seen ay centre de formation indi leen ci mag ñi ngir daal di taxawal équipe boo xam ne ren daal buuxante gu mat la ñu fas yéene defante ngir daal dégg daal yi seen njiit la di Saliou Samb jokkoo na ci bëccëg gi tey gi ak Wirsini Léontine Sagna. saison moom ñu ngi koy def comme ni ñu ko tàmm di defee rek donc def lu ñu naan regroupement fermé xale yi ñu ngi hôtel bu nekk Saly depuis 3 semaines ajjuma bii di ñëw la ñuy génn entraînement et puis am benn formation bu baax balaa ñuy génn vendredi parce que match yi xam nañ ne dañ le 7 la war a commencer donc il faut que ñu nekk ci bonnes conditions xale yi nag bii pas dañoo Stade de Mbour dafa rajeunir vraiment équipe am bi jël ay xale juniors yi 5 juniors yéeg nañu ren et puis ay xale yu bëri lañ dem jëli ñu nekk ay U18 ay 19 lañ dem jëli andi leen rax leen nag ak ay anciens am na ay anciens yu ñibbisiwaat équipe bi dañoo jaxase xale yeeg mag ñi ab jéem a jàng expérience si mag ñi am benn équilibre et puis tam coach bi ñu jël coach boo xam ne tamit naw nañ ko trop santé xale yi dañoo mujj dem jëli benn kinésithérapeute boo xam ne mu ngi jógee Espagne lañ ko jëlee andi ko fii dañ koy loger di ko fay loolu yëpp daal vraiment mu nekk budget bu métti boo xam ne chaque année daal Stade de Mbour dina def entre 100 millions à 120 millions ci ay budget pour que rek mun a topp entre guillemets ngand yi nga xam ne ñoo fi nekk créé benn académie Stade de Mbour boo xam ne U9 lay commencé ba U19 di def formation parce que sooy xool kii bi fan la ñu jël si xale yi mooy doomu Mbour la ñu jël si ñun nag en tant que équipe faño dañoo bëgg a téye suñuy joueurs yi donc ñoo tax ñu dem ci formation bi ba nga xam ne xale yooyu duñu dem ak ci yeneen académie yi toog ci académie Stade de Mbour. loolu nag di lu bees loolu gars yi ñu naal di ko ci gërëm bu baax moom Saliou Samb ci na mu nu nangulee saa suñu ko woowee mu tontu ci suñu ilaaj ñu waxtaanee léegi wàllu Ligue des champions ci Europe tey ji ci ngoon Real Madrid moo ca dalal équipe bu Paris Saint-Germain jongante googa àdduna ñëpp a ngi koy xaar ndax la ca war a xew ci ñaari équipe yu mag yooyu le Soda Thiam moo ñu koy faram-fàcceel. Real Madrid ak Paris Saint-Germain di tey ci ngoon Real de Madrid nag moom match sam bi daf ko war a gagné ngir mën qualifié ci ñaareelu tour bi entraîneur am bi di Zinedine Zidane moom mën naa wekku ci attaquant bi di Karim Benzema wante itam xaleelam si nga xamante ni xarañ na di ab brésilien am fukki at ak juróom-ñeent tudd Rodrigo. Paris Saint-Germain bu Thomas Tuchel moom nag groupe am daanaka ñëpp mat nañu te sax moom benn poñ bu ndaw rek moo ko manqué ngir mu jël premier ci poulam boobule ma nga ca Madrid ak ñeenti mbërëm yi nga xamante ni ñoom itam yaakaar na ci ñoom muy Mauro Icardi Kylian Mbappé Ángel Di María ak Neymar Junior Neymar moomee sax fi mu toll nii gaañu yamu amaatoon wér na te dina dellu si waat ci Ligue des champions bi at gannaaw matcham bi nga xamante ni defoon na ko ci C1 choc bi nag di Real Madrid ak Paris Saint-Germain fi mu toll nii polisu espagnol ba yëpp mbàbbeeku nañu ngir surveiller ko du sax match ba dafa war a am ay defante wante ñay seetaan si boppam ñoo bëri ndax boo leen xaymaa toll nañ ci juróom-ñaar fukk ak juróomi junni foofee nag ca stade Santiago Bernabéu. Kokandi Salimata Aw nu ñaan Soda Thiam tam
mu wàccunu tam yem noonu fu ne yàlla yem ba suñu waxee war a wax Salimata Aw wax turam moobu nu jax ne yeneen jongante alaaji Galatasaray ak Bruges dinañu laale tey ci ngoon Bayern na nga jëm ca Étoile Rouge de Belgrade Olympiakos moo ak Tottenham bu José Mourinho Manchester City ak waa Shakhtar Donetsk Dinamo Zagreb ak Atalanta Bergame Juve mooy dajante ak waa Atlético Madrid Alajasan yàlla mi dogal na ni wàccati nga wallaay match bi Salimata annoncé de ragal naa ñu fomb ko ndax la Salimata Aw ci desk sport comme xorom ci cin fan tubaab yaa koy baba beneen ñu dem ci wàllu reportage ba Tamba Malal ginnaaw bi ñu la gërëmee sant la RFM mbokk yi dina daal di jógteeg yéen série ci wàllu ay reportage ñu koy jagleel gune yeeg place ba leen jox ci penc mi Sénégal rawatina ci wàllu seen ak yelleef ca Tamba nag directrice bi nga xamante ni moo jiite lépp luy programme ñeel village SOS d'enfants ba ca la mu bëgg ci kilifa yi mooy ñu taxaw ngir ñuy wàccoog ak yelleefu gune yi Sénégal Moussa Oumar Gueye. Tambacounda nekk benn dëkk boo xam ni seleba yoon la nekk dëkk boo xam ni it dafa nekk ci frontière ibbeeku ci yenti réew yoo xam ni dañoo fare fii ci Afrique sowu-jant muy Mauritanie Mali Gambie ak Guinée gis nañ ni ay junni tout tànk dañuy soxe ko ci réew yu nu wër ñëw fii ci Tambacounda ngir ñi ci gën a bëri nag dañu dikk ngir jàng si alquran ñi nga xam ni ñoom ñooy sëriñ daara yi leen yor amuñu koom yoo xam ni moo leen di tax ñu mën jël tout tànk yooyu di leen jox ci wàllum lekk ak naan li ñu yittewoo tax na tout tànk yooyu ñi ci gën a bëri dañu nekk ci mbedd yi di yalwaan ngir am lu ñuy ngir dundee ko ak lépp ci jafe-jafe ak lii leen ci mën a fekk ba tax nag kuréel bi ñu naan COSAED muy collectif bi lëkkale mboole organisation ak structure yi nga xam ne dañu taxawee tem ngir toppatoo tout tànk yi nga xam ne dañu nekk ci ay tolof-tolof ñoom nag ñu daal di amal ab ndaje fi nga xam ne moom mooy ci Tambacounda Moussa Sow moom moo bokk ci COSAED. fii ci Tambacounda askan wi nga xamante ne ñu ngi yëngu ci association yi ci kuréel yi ndaw lañu ci fànnu liggéeyu nguur ñuy wax les services publics saytu gën a dëgëral suñu taxawaay ci kaaraange tout tànk yi ci kër yi ci centre yi ci mbedd mi sàmm ko nag wareef la ci ñun ñëpp ñu ngi ci am na ci ñoo xamante ne bu ñu yokkoon la ñuy def li ñu am tey danañ ko wees ñu wax plaidoyer de mooy nga woote sàkku ci ñoom ak wàllu taskati xibaar yi am nañ ci wàllu wu rëy. projet boobu ñu koy duppee projet 12 bu WPI ñi ko financé moom mooy nguuru Sénégal ak Wallonie Bruxelles international mu nekk benn projet boo xam ne dafa waabale juróom-ñaari. FBM Banque Sénégal seen marque de référence Sens ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Cheikhouna Gueye di sëriñu daara bi jéngoon ay dongam ca Njañ Le Quotidien nee nañu moom it jéng nañu ko ba jañ ko ci kaso bi mu war faa toog xaarub atem moom la Cheikhouna Gueye soudeur bi ko doon defaral jéng yi ak ñeenti wayjur yi ko jéngloo woon seeni doom ñoom juróom-benn yëpp ginnaaw bi leen gendarmerie bu kooki tegee woon loxo démb lañ leen defeere tribunal juge bi mandat dépôt leen suba ci àllarba ji ci lañ leen war a atte sursoi nañu dugali gone ci danse ba noppi di leen mitital loolee la ñu koy toppee ñeneen ña ca des di soudeur métallique beeg wayjuru taalibe yi ñoom nee nañu ay complice lañu yéenekaay bi dañu for nañu ay xibaar yu leen xamal ne parents yi ci boppam ñoo ne sëriñu daara bi na leen jéngal seeni doom tiital leen ba dootuñu daweete ci daara ji dem nañu sax ba yegg ak moom ci ne ko na defar jéng yi lépp lu mu laaj ci xaalis ñoom dinañu ko fay journal bi dañu waaye ca Njañ Fatim Gëmbiree xewee ñu bari ci askan wa sëriñu daara bi la ñu àndal keneen ku ànd ak moom ba yegg ci di ko défendre source wa ne nañu mooy sëriñ Sidi Ahmed Mbacké bokk ci Haut Conseil collectivité territoriale li mu gis moo di kuy nitu diine ci réew mi rek war ngaa jaaxle ndax état bi dictature la leen bëgg a tegal Soleil national tegal ñu ci ne sëriñu daara ba ca Louga mandat dépôt nañu ko li ko yoon di toppe war ko lijjanti ak moom moo di fitna ju mu teg ci kawi xale fitna ji góor ak jigéen di tegante enquête dina kay ci la xëy enquête ca lu rëy ubbil journal bi 9245 cas d'agression am na ci jigéen réew mi ci ñoom 1206 yi wàllum violence sexuelle la at mi ñu nekk nag di atum 2019 enquête dina kay nee nañu ci la mbir yi gën a wullee ñaay mooy at mi ëpp limub jigéen yuy faatu ndax viol commissaire Khadijatou Sall di ñu wax ci xët mu njëkk yéenekaay bi ne suñuy doom nekkatuñu ci sécurité du ci biir kër yi du ci biir néeg yi nekk ba ñu dencoon Khalifa Ababacar Sall ca Rëbës fa la ñu denc Seydina Fall Bougazeli La Tribune moo ñu ko xamal ba di ñu leeralal li tax ñu yóbbu ko ca cellule boobee nee nañu li mu jabet moo tax ki tax ba ñu sulu ci réew mi coowal pétrole ak gaz di Aliou Sall enquête dina kay wax nañu ne auditionné nañu ko démb moom rek ki njiitu réew mi janoon ak doyen des six waaye la mu fa wax kenn tane wula ci ne ba mu génnee waxut ak benn journaliste la Sénégal nañu ba ñu ko laajee li mu leen tontu mooy am na envie wax waaye mënuma ko Le Quotidien nañu ginnaaw Aliou Sall démb ñoo ngi séentu tey ji délégation bu Franck Timis ca bureau doyen des six sang bu tedd ba ca Touba di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou moo nekk ci Vox Populi taxawaayam ci jàmmi réew mi moom la journal bi di waxtaane ba gis sax ne yéene ji président Macky Sall amoon te matal ko te ko tij Serigne bi xettali na ko ci xalifa général des Mourides dépanné na dialogue bi fu nekk taxaw na fa taxawaay bi war ngir dalal dënn yi muy ci tawati askan wi di ci woy politique yi laas yéene kay mel ne ku naan ko firnde laa ngi ne kii di maître Madické Niang bi mu demee seeti Abdoulaye Wade ba ñëw bi ñu ko laajee lan la fa jëlee dana leen bala may mën a wax kenn lan damay rendre
compte Serigne Mountakha ba nuppi ñu nuppi ci loolee te dem ci lambu ji sunu lambu ki mu xëye mooy le géant du Bawal mbooloo Tapha Tine li jaaxal journal bi mooy lu tax gonek Bawal gi di mbër kaamil dëkkee def ay performance yu am solo ci lambu ji te am combat te ko ticc ñu tijji la Sénégal xooli fa lu yéeme la xew ca njaareem kaawteef la ko journal bi tuddee benn pa moo fa takk gelu doomam te ñaari millions yi mu takk. gis-gis ginnaaw bi nu gërëmee bu baax Mamadou Mouhamed Ndiaye ñuy waxtaane tey jile mbokk yi li nga xamante ni mooy wàllu yokkute gi ñeel njëgum courant gi fàttali ni benn fan ci weeru décembre lay tàmbali fàttali dina sànq directeur général bu Sénélec Papa Mademba bi tey doon na ci janook taskatu xibaar yi doon ci indi leeral ci li waral yokk gi ak it di xamal ñi loxo yi jotul ginnaaw gi ci wàllug abonnement gi ñu duppee ay revenu faible ñoom loolee nay njeexite du yegg ci ñoom lu ci mën di am ci yokkute googu ni ngeen ko gisee mooy waxtaan wi Aliou ñu tàmbalee suñuy gan imam Youssoupha Sarr président fédération sénégalaise des associations de consommateurs imam ñu ngi lay ziar bu baax. ñu ngi leen ziar ñu ngi leen delloo ziar. jërëjëf Sarr Moussa Dieye mooy secrétaire général bu Sénélec monsieur Dieye ñu ngi lay nuyu. sëñ Dieye yaa ngi en ligne. allo oui. waa kay yaa ngi en direct RFM ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay sant ñu ngi lay fay alhamdulilah. jërëjëf imam Youssoupha Sarr yokkute gi ban gis-gis nga ci am yow en tant que ki jiite fédération wu mbootaayu consommateurs yi. asalaamaaleykum wa rahmatulah El Hadj Assane. waaw ñu ngi sant ñu ngi leen di sant. ci dalal bi. jërëjëf waaw yokk bi nag wax dëgg yàlla liñ ci mën a jàpp liñ ci jëkk yëg mooy ak betteel. xaw nañu bett lool. ndax jamono ji mu ñëwee nii jamono la joo xam ni ku nekk xam na li yàlla xam doy na waaye dafa nekk jamono joo xam ni sax ñu ngi ci ñuy wax fin d'année nag doon jàppoon ni sax ñu ngi doon jàpp ni xëy na dañu am cadeau de Noël Sénégal daf ñu defal cadeau de Noël waaye mu indi nañ ko waxee mu indi yokk bi nag ñun li ñu ko gisee mooy ñaari fànn ci ñaari gis-gis lañ ci am bi ci njëkk bi mooy Sénélec ci boppam li ñu wax ci ni war nañ seen revenu yi war nañ ko yokk ndax seen investissement yi dafa diis te am aussi bari pétrole yokk yooyu yëpp mën nañu d'accord ak ñoom ci loolu kooku moom duñ ci sore waaye suñu problème mooy dafa am nag yokk Sénélec du tey la ñu mas a am problème bu mel nii waaye waxtu ñu ko masaana am état du Sénégal moo daan ñëw jël en charge mbir moomu di jëm ci kàddu Sénégal te du nekk lu nga xam ni ñun dañ koy yëg ay subvention waaye nag bu ñu demee ba tey ñu doonte xëy na nee nañu 12 milliards la peut-être jël nañu 10 yi ñaar yi ñu jox ñu ko ñaar yooyu li muy nekk ñaari milliards yëpp dafay am na ci ñoo xam ni dañ koy yëg lool ba tax na kon mbir moomu moom dafa nekk mbir moo xam ni décision la boo xam ni du décision Sénélec du tey décision technique du xarala Sénélec bàyyee nañ ko ak ñoom waaye nag dañu jàpp ni rek ci wàllu woowu soppi doxin état bi maanaam fexe ba lam daam def mu di jëlal li nga xam ni daf ko war a yokk ci li ñuy joxe ba Sénélec am jàmm loolu nag bu ko dindee ba ñun ñu war ko ci wuutu day metti ci ñun très bien waaw te itam beneen mbir bi itam moo di ci mbir moomu dafa am leneen li ci yokku mooy ay loolu moom solidarité maanaam jéem a dimbalante ñoom d'accord nañu ci mooy les 0,5% maanaam 0,7% yi nga xam ni dañ ko war a yokk ci suñu kilowatt pour mën a ñi amul courant mën koo am kooku d'accord nañ ci waaye dañu jàpp ni comme que mbir la moo xam ni defuñu ko woon ba waxtu yi boo ñëwee boole ko ci yokk bi da ngay mën na da ngay yokk ci day yokk jodde très bien loolu daal jàpp nañu daal ñu déglu imam waaw secrétaire général Sénélec bi Moussa Dieye mi ne ci téléphone bi sëñ Dieye d'abord lan mooy expliquer ci gàttal yokk gi ak it yan tegtal ci nit ñi mun a am ndax xam ñu ngi wax ne diw nangam du ci bokk revenu faible ak yooyu waaye pour mu gën a leer ci bopp ñi nga xam ne ñoom ñooy fay factures yi ñan ñoo ci bokkul Aliou monsieur Dieye Moussa Dieye bu Sénélec dafa mel ni jokkoo bi antuwul kon ci kanam tuuti dina ci am solo ndax ñu am seen version imam waaw kon ci wàllu woowu wàllu ñi nga xam ni ñu nga xam ni seen loxo jotul seen gannaaw comme ni nga ko waxee mooy tranche sociale bi
transsocial boobu di 150 kilowatts. dañ bokkuñu ci yokk bi. ok waaye dañ li ñu jàng ak li ñu gis mooy que ñoom dañu bokkagul ci yokk bi waaye fi léegi ñeenti weer wala juróomi weer. booru mois avril mai incha allah ñi nga xam ni ñu bëree bëri ci transsocial boobu dañuy dugg ci yokk bi li koy waral. mooy ci jamono jooju day fekk tàngaay bi ñëw. te bu tàngaay bi ñëwee la ñuy laaj ci courant. demande bi day yokk waaw bu baree. day maanaam 150 yooyu daañu ko dépassé. te bu ñu ko dépassé rek dugg ci yokk bi. loolu aussi beneen mbir la boo xam ni war nañ ko jàngataat. loolu nekk na loo xam ni yokk bi ñoom. sedd bi nii duñ ko yëg. mais mu mel ni imam nga baal ma mu mel ni ci gàttal yëf yi. du Senelec ndax Senelec dafa bëgg a sawe boppam léegi état bi moo war a xool yan pexe la war a gàddul askan wi yëf yi wala noonu la demee ñun defe naa ni ñu koy waxee décision politique la xam nga Senelec ñoom dañuy ñëw ci li daal di sàkku ci CRSE maanaam ñi kii autorité de régulation bi dañ naan sa bëgg nañ def nangam te ñooñu aussi wax dëgg yàlla bu ñu demee ba seet li war nañ ko def rek ñooñu xam naa leen monsieur Sarr ba fa nekk ak ña fa nekk ñooñu ñu xaral lañu ñu am xarala lañu wax dëgg yàlla te ñu xam nañ ni doxalin wu mënta ñàkk la ngir Senelec parce que bu fekkee ne mënatul togg d'abord luñ togg du fi am bañ naan yokk nañu yokkunu voilà ñoom buñ ci d'accord rek ñun jàpp nañ ni loolu lu jaadu la voilà pour Senelec donc subvention yi wax mooy état bi ci boppam mu jàppale ñu ba nga xam ni dana fexe ba 10% yi man parce que 6% yële man waxuma ko man 10% yi jëm ci ménage yi maanaam ci kër yi man mooy sama problème waaw léegi yooyu nag ñu ngi ñaan ñun dañuy ñaan état bi mu dimbali ñu ba 10% yi bu ko mënul a bàyyi mënee su ko bàyyi ñu comme ni ñu ko waxee ñu fexe ba woyefal koo xam ni bu ñu koy appliqué itam du metti ci kenn. très bien ñu déglu monsieur Dieye ñu déglu monsieur Dieye ñëw na secrétaire général bu Senelec sëñ Dieye. waaw salaamaaleykum. waaw kay ñu ngi déglu ci dog-dog bi sànq léegi leeral la ñuy bëgg ci yéen Senelec yokk geek li ko waral ak ñan lay laal ak ñum dul laal. waaw maa ngi jégalu déjà si li nga xam ne dëgguma li Imam Sarr wax. ci nuyu parce que li mu wax bon bu ma ko déggoon xëy na si lay gën a yomb ma man si wax mais li may wax si yokk gi rek mooy. Senelec li muy liggéeyee si courant xaalis bu ñu ko xaymaa commission bu ñuy wax commission régulation moo koy xayma at bu nekk. bu nga xasee xayma nag dootul changé c'est-à-dire loolu moom mënul soppeeku. yokk bi ñuy wax ni du yokku xaalis bi Senelec di jot mais bu ñu xaymaa xaalis boobu ba pare. ñu ni léegi lii la ñuy gouvernement bi décidé ne lii lay jaaree courant bi bu ñu xoolee courant bi ñu jaay li ñu ci am. bu matul xaalis boobu leneen li ñu koy mottali la ñuy xool nan la ñuy def ba mottali ko. loolu nag ba ñu commencé at mi bi ñu commencé ba léegi ñetti weer yu nekk dañu koy def bu ñu ko defee ñetti weer yu jëkk yi mu manqué maanaam li Senelec jot manqué li nga xam ne moom la courant bi war a jar gouvernement bi jël si poosam mottali def ko janvier def ko mars def ko juin ba fii mooy 4e trimestre bi nga xam ni benn yoon bu mu ko def rek li Senelec waroon jot gën na tuuti li nga xam ne moom la courant bi war a jar bi ñu ko mujjee def bi yoon si yoon nag gouvernement bi xayma ni man depuis bi ko at mi commencé ba léegi mottalil naa ñi nga xam ne ñooy lakk courant yi ci seen njëg bi courant bi waroon jar mottali naa fi lu toll na 86 milliards. lii ñu ma xaymaal ci trimestre bii di ñëw toll na ci 12 milliards boo xam ni man maa ko war mottali bu fekkee bugguma courant bi li muy jar yokk ba mu ko xoolee nag ñu xam ni loolu diis na ci gouvernement bi diis na ci population yi nga xam ne ñoom amuñu courant te seen xaalis la ñuy jël di mottaleel ñi nga xam ne ñoo ngi am courant. ci le gouvernement bi ñëw ni décidé nag ni 12 milliards yooyu manqué man gouvernement bi naa ci jël 10 man maa koy continuer di ko fay. yeneen ñaar yi naa ko yokk ci njëgu courant bi ñi nga xam ne am nañu courant. te yokk boobu may yokk du ñëpp laa yokkal. boo xoolee courant bi Senelec ñi nga xam ne ñooy kër yi laay wax de. kër yi rek 1,130,000 clients. ñoom ñoo am courant ci kër yi. ci 1,130,000 boobu gouvernement bi ni 100,000 maanaam juróom benn téeméeri junni nit ñi. ñooñu yokkaluma leen. ñooñu zéro c'est-à-dire 40 fay ngay fay. boo demee 300,000 yi maanaam ñetti téeméeri junni nit yi ci topp.
ñooñu seen yokk matul téeméer bu nañ nga yokk si ñaari 15 wala ñetti 15 3%. donc 900 000 clients sur 1,330,000 yi seen yokk. gën na suufee 3% maanaam téeméer bu nekk ñetti 15. ñeneen ñi nga xam ne ñoo def nag. ñooñu la ñu séddale 2 milliards yooyu nga xam ne gouvernement bi jël na 10 milliards ba pare ni kat dimbali leen ma. pour que ñu mottali li manqué si njëgu courant bi Senelec di la. donc ñeneen ñooñu ñooy ñan. ñeneen ñooñu ñi nga xam ni ñoom la ñu xayma si réew mi ñi ñooñu ñoom ñoo tane si ñi nga xam ne xaw nañu tane si doole maanaam ñi nga xam ne seen facture yegg na ay 50 000 ay lu ëpp 50 000 35 000 45 000 jëm lu kaw. mais koo xam ne sa facture yokkul foofu. dana suufee. léegi la ñuy yokk sa courant bi du mat ñetti 15 si ñaar fukk bu nekk. waaw loolu moom la ñuy wax yokk bi ñuy wax nii te loolu nag yokk boobu li nit ñi di wax yëpp. teewul gouvernement bi moo mottali. lu mat 10 milliards yu manqué. 12 milliards yi justement loolu jàng dañ ko ci say kàddu ndax imam daf doon wax ne état moo yebbeeku subvention bi état mu ngi koy wéyal mais xëy na lépp a matagul 2 milliards yi la ba ak ñun loolu dafay tekki ne est-ce que Senelec am na c'est quoi l'état de santé de la Senelec. non la Senelec se porte bien. parce que bala ngay xam ne Senelec se porte bien da ngay jël Senelec en 2011. ñun ñoo ngi wax fi ñu toll nii ñi ñaa ngi xoloo wala ñi nga xam ne ñi xamul ñoo ngi wax joo xam ni. bu la fekkoon ni ñoo ngi nekkoon situation 2011. ñun ñoo ngi si tali bi di tooj ak yu kenn xamul parce que courant amul woon. xam nga fi ñu toll nii courant am nañu. koo coupé 2 minutes 10 minutes 20 minutes mu coow ni léegi lu tax ñuy coupé 20 minutes. courant bi ñuy wax ni 2017 dañu ko wàññi. te heure bi ñu koy wàññi dëkk yi ñu wër yëpp dañu yokk. ñun ñu gis ni boobu pétrole bi wàññeeku na gouvernement bi décidé ni man kat dama koy wàññi mais ba ñu ko wàññee ba léegi nag pétrole bi daf lu yokk gouvernement bi ni man kat comme man maa doon wàññi du ma yokk tout de suite dama koy supporter ba xam ndagam pétrole bi dana wàññeeku ji voilà. man ñu toog nag ba léegi nag pétrole bi wàññeekul te day commencé yokk continuer yokk rek ñu ne nag léegi ñun li may yenul nit ñi te manque yenul rek ñi am courant. ñeneen ñi am courant ñi amul courant ñoo leen ëpp. te ñoom li may yenul ñii si ñee laa ko jële donc nanu fexe ba nga xam ne kenn ku nekk am sa wàll boo xam da nga koy yenu parce que dëkk bi ñun ñëpp ko bokk foofu la yëf yi jëwee. léegi yokk yi ba kañ ak tàmbali la wala mënees na am yaakaar yëf yi wàññi ko wala dañ naan rek kenn xamul. non ça dépendra du prix du baril de pétrole. waaw mais xam nga prix de baril bi ñun buñ ko doon appliquer comme ni muy changé. mën nañu wax ne ñetti weer yu nekk ñu yokk parce que ñetti weer yu nekk la ñuy xayma Senelec est-ce que jot na xaalisam wala. mais gouvernement bi depuis 2017 ba léegi prix du baril mu ngi yokku. te yokku donc mën nañu xalaat ni li mu defoon ba nga xam ni toog na lu mat 3 ans 4 ans yokku pétrole bi bu fekkee ni baril bi yokkuwul yokk boo xam ni ñëpp teg nañ si biir mu weesu doyu gouvernement bi dana mën a amortir choc boobu nga xam ni choc bu raisonnable la bu mën a am tamit ñoo ngi xalaat ni Sénégal fi ñu toll nii am nañu yaakaar si gaz bi ñëw te gaz boobu fii at si tuuti si kanam bu ñëwee courant bi dana wàññeeku wàññi boo xam ne njëg bi ñu koy defaree bu boobaa nit ñi yokk bi ñuy wax ni kenn doot ko xalaatati xanaa kay ay wàññi ñaata la ñuy wax ñaata % la ñuy wax parce que bu boobaa li dugg si courant bi nga xam ni téeméer boo jox Senelec juróom-ñaar fukk 70% yi téeméer boo ko jox juróom-ñaar fukki yëpp si pétrole bi lay dem. boobu dana wàññeeku boo xam ne peut-être daanu mën a xayma. na ni courant bi dana koy wàññi. Imam déglu nga leeral di Moussa Dieye mi secrétaire général bu Senelec lan ngay wax yéen buñ ne l'association des imams de Guédiawaye ñuy doon xalaat xeex bi jóg jot na wala da nga naan rek dañuy continuer waxtaan ak kilifa yi. li ñuy wax wala kuréel yi ngeen di gën a yor que marche yi mbedd mi wala. c'est-à-dire que fi may waxee. waaye ñun imam yi. mënuñoo jóg tëb di tëb rek dugg ci benn mbir. dañuy dem ba gis ni bu ñu ci duggul am lu am wala am nu muy demee ñu dugg ci. looloo ñu ngi ci duggaloon en 2008 fin 2008 boo tax boobu ba léegi sax kenn dégguñu imam. man mi di wax ak yow maa ngi wax parce que man maay président bureau exécutif bu fédération sénégalaise des associations de consommateurs. donc ci wàll woowu laay waxee. moo tax ma ni li monsieur Dieye wax. loolu lu ñu mën a seede la de fin 2008 ba 2011 xamoon nañu li fi amoon ak ni mu demee woon. gis nañu aussi la situation ni mu évolué ba fii. kooku d'accord nañ ci moo tax bi may wax ak yow xam nga boobu ñëwagul. nee naa la ñun waxuñu parce que Senelec daanaka li ñu wax nii bu fekkee ne wax nañu
dugal seen laaj ci autorité de régulation bi maanaam TRC ñu accordé leen ko rek. ñu jàpp nañ ni loolu lu jaadu la ci ñoom. lu jaadu la ci ñoom. mais ñun li ñu wax ñu moo di jaadu googu mu jaadu ci ñoom tombé moo waral ay gaaf. dafa jaadu ci ñoom fekk ne gouvernement bi ñoom ni mu daan def te nee na sax ci weer yi du weer yi. gouvernement bi dafa mës a soutenir le consommateur en matière de consommation d'électricité kooku mos de tout temps. maintenant li fi mu ñëw nii fi mu amee nii loolu mooy problème parce que fi mu amee nii. dafa fekk mu nekk période bu xaw a jafe ci consommateur yi. beneen bi itam mu nekk lu nga xam ni dañ ci yokk comme ni ñu ko expliqué woon sànq dañ ci yokk benn genre taxe boo xam ni taxe de solidarité lay mën a doon ak ñi amul courant loolu yëpp ñu boole ko yokk ci benn saa. loolu day indi ay jafe-jafe ci ñi nga xam ni ñoom seen loxo jot seen gannaaw ba am na lu mu wax léegi nee na ñi nga xam ni ñoom yokk bi duñ ko yëg. am na ñoo xam ni duñ ko yëg waaye ñooñu duñ ko yëg léegi ndax ñu ngi jëm ci sedd bi lañu jëm. waaye fii léegi juróomi weer dañu koy yëgi ndax fii léegi juróomi weer ñi nekkoon ci tranche boobu tranche 150 kilowatts ñooñu daañu ci wàllu tàngaay daañu dem ba daañu jéggi loolu te bu ñu jéggee foofu rek. dañu yëg yokk bi kon 5 mois rek sursis 5 mois la ñu am ñoom. très bien donc voilà ñu bàyyi xel ci loolu. ñu jégalu imam heure bi jot na. ñun li ñuy wax li ñu waxoon ak Senelec. wax dëgg yàlla Senelec ñun ñu ngi koy suivre parce que ñun. yéen daal gouvernement bi président ngeen di waxal. waaw voilà léegi li ñuy wax mooy autorité yi. li ñu bëgg ñu fexe xool nan la ñuy def rek ba fexe ba nga xam ni bu ñu mënta rapporter 10% yi. parce que 6% yi di suñu problème industriel yi la. te suñu problème la sax ci beneen part parce que. waaw wàllu consommation ñoom it dañ koy wax impact ci coût li ñuy jënd. maa la ko mais nag ñun li ñu gën a itteel mooy 10% yooyu. ñu fexe ba nañu mën a fexe ba séddale ko ba nga xam ni 2 milliards yooyu ñu war a indi benn milliard bi ñu wuti ko feneen. beneen bi ñu indi ko sax. mooy tane nga xam ne daan dem. ñu wàññi kii jërëjëf imam Sarr monsieur Dieye xam naa ci njeexal rek mbir mi moom amul bàyyi la maanaam daal c'est un mal nécessaire bu ñu bëggee Senelec mardi IMS bañ a fanaan àll ñu kër gi continuer faaw mu demee ni. waaw loolu daal li nit ñi war a nangu mooy. courant bi moom ñun Sénégal amaguñu pétrole. courant bi dañuy jënd pétrole dañuy jënd machine dañuy fay ñi fi nekk loolu nag si xaalis lay jóge xaalis boobu nag dañuy mën a wax ni ñi nga xam ne ñooy jëriñoo courant bi ñoo koy war a fay wala ñi nga xam ne ñoo jëriñoo courant bi dañ leen koy may mais keneen fay ko may leen ko. fi ñu toll nii nag bu ñu ko xoolee ba si biir mooy li xaalis bi jar si courant. ëpp na li nit ñi di fay. li mu manqué est-ce que ñi koy jariñoo dañ leen war a may leen. le gouvernement bi nangu na ni si 12 milliards jar na 10 milliards 2 milliards yi nekk nit ñi yokk si lu ñuy fay. te fay boobu dindi na téeméeri clients yu nekk dindi na juróom-ñett fukk yi ñu leen yéen bokk leen mooy ñi nga xam ne amuñu doole te li may yokk si li imam wax léegi li yokk boobu ñi nga xam ne wàññi nañ ko si ñooñu at mi yëpp la tant que ñooñu li ñuy lakk si courant. yem na. bu fekkee nag dem nga nag yow ba nga xam da nga ne amoo doole ba pare di lakk li ko am doole di lakk. ça veut dire que yow boobu boo bokkate ko si ñi amul doole. mais tant que yaa ngi yem si nga xam ne ñi ngi li nit di lakk ko amul doole kay lakk sa courant du yokku. du yokku parce que prix bi kenn changé wu ko. ok nag nit ñi wax na aussi si électrification rurale. waa dëkku kaw yi ñoom téeméer boo jël 40 rek mooy ñeent fukki ñoo am courant. te pourtant li gouvernement bi di dimbali si ñi nga am courant si seen xaalis li fay jëlee. parce que xaalis boobu moo war a dem si hôpital yi wala dem si tali yi wala dem si leneen. les impôts et conso moom la gouvernement bi di dimbali ñi nga xam ne am nañu courant. dëgg la léegi nag ñu leen di laaj. 0,7 francs c'est-à-dire que boo amoon facture 20 francs. 20 000 francs ñu yokkal la si 15 francs. 20 000 boo fayoon tey jii 20 000. taxe boobu imam di wax 15 francs lay nekk. nga ñu jël ko dajale ko. yokk ñoom ñu fexe ba ñu am courant. ba lay 2025 ñëpp am courant kooku bu ñu ko waxul woon nit ñi sax xanaa. yaakaar naa ni Sénégal yëpp daanu nangu def ko volontairement. ok jërëjëf loolu la ñu yaakaar. monsieur Dieye jërëjëf Moussa Dieye secrétaire général Senelec ñu koy gërëm bu baax ak imam Youssoufa Sarr mi jiite fédération sénégalaise des associations
de consommateurs ak yéen ñi doon teewlu waxtaan wi ak RFM rajo Futur Média Aliou Ba jërëjëf réalisation journal bi Hadj Ndiogou Diène ci kanam tuuti communiqué yi soxna Ami Ndaw ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen ñaanal kenn lu jàmm.